Barthélémy Dias nag moom du koo xam ne dañ koy wax waa réew mi mooy kan nekk na homme politique bu ràññeeku ci Sénégal yàlla def mu génn ci nattu kaso mu defal ñu nag mbégte ak honneur wu ñëw ci ñun njëkk a ñëw ci ñun ngir ñu waxtaan ak moom réew mi. Barthélémy li ma lay njëkk a laaj mooy prison bi nan nga ko dundee. d'abord ma lay gërëm Cheikh Yérim ci invitation bi di nuyu tous les internautes yu ñuy suivre nu ma dundee kaso bi mooy dundee ko ak diine mooy gëm yàlla parce que man moo ko jàppee mooy loolu yàlla moo ko dogal maintenant dëgg la kaso moom neexul wante lu yàlla dogal tamit dañ koy nangu te chaque fois dama doon wax ñu ma nekkuloon ci kaso bi des fois day am ñu nga xam ne nii dañuy kaso ça veut dire que da ngay yeewu kaso quoi saalit mën na leen na ngeen dolli waat santaat yàlla parce que saa yi bu ngeen nekkee ci kaso bi saa yi bu ngeen fi yeewu rek am ngeen ku nekk ci biti te moo leen gën a mettile am na ku ngeen xam ne ni bés bi yeewu na dem na suuli doomam am na ku ngeen xam ne ni bés bi yeewu na yàlla dogal mu accidenté oto kon am na ñu nga xam ne ni ñu ngi ci biti moom seen bopp wante yàlla dogal ñu ngi ci tëdd ci hôpital mënuñu dem mënuñu dikk donc ñun nañu sant yàlla woon parce que ñu ngi ci kaso wante ñu ngi lekk ñu ngi naan te ñu ngi ànd ak suñu xel yor tamit wérgu yaram loolu kese rek noot na may nit muy dund kaso ak diine parce que pour man daal lépp luy doomu aadama di dund loolu yàlla moo ko dogal. waaw mais tamit dañu gis ni da ngaa génn kaso bi nga jeex lool ba ñëpp naan ndax Barthélémy dafa feebar. jeexaay bi nga jeex lu ko waral ak fu mu jógee ak lan moo nekk ci sa yaram daal ci loo xam. man jeexuma dama jeex tàkk waaw jeex tàkk bi nag dama demoon ba daanaka dama demoon ba pata parce que kuy def 1m80 di def 107 kilos kooku jaaduwul ku nekkoon nag ci kaso bi yoroon ma foofu ñu koy woowee major boobu ne ma yow lu ñuy woowee ci tubaab IMC mooy indice de masse corporelle soo defee 1m70 kilos nga nar a peese sooy def 1m80 80 kilos nga nar a peese man 1m80 laay def mu ne ma kon yow naroo passé 83 kilos da nga nar a toll entre 80 ak 83 kilos moo tax ma def lu ma def te lu ma def ku ko def tamit di nga gis lu ma gis parce que ku toog juróom benn weer doo ndékki toog juróom benn weer lekkoo mburu parce que ku dul ndékki du lekk mburu te dégg ngeen ma sax fii ma amoon ay jafe-jafe ak administration pénitentiaire parce que dama bindoon suma yaay lettre ne ko nanga ma yónnee lem parce que saa yi ma yeewoo lem boobu benn kuddu laay jël mooy suma ndékki su ma ci tegee ndox damay dem dawi sport ñaari waxtu su ma paree sport dugaat ci biir kaso bi danaa fa toog yeneen ñaari waxtu di toog di ñàkk kese te añ su jotee su ma yaay lu ma doon yónnee pour añ dama koy bokk ak juróom benn ñit guddi su jotee du ma reer salade rek lay yor donc ku dul lekk mburu du lekk lépp lu nga xam ne ni mën na jox doomu aadama yaram te bu may nekk ci biti ci loolu laa nekkoon ay chocolat fii ay yaourt fële ay gâteau fii ay yu mel noonu nga bàyyi loolu yëpp di sport te guddi su jotee 9h ci guddi ba 11h ci guddi dama doon sport te loolu administration pénitentiaire bu ñu déggee ni que dama feebaroon daf leen def ay ree parce que man su ma nekk amoon na caméra bu ma doon gis ci cour bi tamit amoon na ay caméra yu nga xam ne ni dañ ma doon teg bët donc ñoom xamoon nañ bu baax lu ma doon dund te kuy def 4 heures de sport par jour 2 heures le matin 2 heures le soir ngay lekk une fois par jour lu ñu mën a wax un repas kooku soo pertulee poids moom ñu laaj la kon lu xew wante maa ngi sant yàlla bu baax a baax parce que su ma génnoon kaso ma am dara suma yaram danaa dem ci seeti docteur parce que loolu moo jaadu te tey je crois que wax naa ko di ngeen ma dégg ci ay fan yu néew di ngeen ma gis man ak njabootu Khalifa Sall parce que am na lu ngeen xam ne ni mooy suñu warugar en vue de l'élection présidentielle te ci loolu la ñuy dem doxi si incha allah. am na lu ñu fi déggoon ñu ne administration pénitentiaire bi dañoo téye woon sa lekk benn moment sax ñu ni dañu la tere woon visite wala lettre yi nga doon bind sa waajuru jigéen dañ ko téye woon
wax jooju naka la demee lan moo fa xewoon. non administration pénitentiaire c'est un corps commandé daanaka ñoom dañuy fonctionner ci ndigal lu ñu leen sant moom la ñuy def man nag Rebeuss dama fa yàgg dugg du tey laa commencé dem Rebeuss donc nu ma xamee woon Rebeuss 2006 nu ma jotoon xam tamit Rebeuss 2011 2012 ak tey Rebeuss règlement bi dafa changé parce que tey ku fa nekk di ilif kaso bi moom dafa am nu mu ko bëggee donc au début peut-être loolu moo xawoon indi ay friction wante man kenn musuma dégg ma wax lu ñaaw di ko teg ci deru administration pénitentiaire parce que garde pénitentiaire yi ñoom laay njëkk a tooñ may leen yéen da ngeen di kaso ni ñun parce que da ngeen nekk ci kaso bi toute la journée ak ñun te brigade buy monter mooy fanaan ak ñun donc yéen ak ñun ñoo bokk métit bi naqar bi wante lu may wax chaque fois nee na tant que changé wuñu daanaka tabax ay kaso yu bees kenn du am kontante ci gis mbokkam ci kaso parce que Sénégal lu fi am du ay kaso de ay kaso yu nga xam ne nii depuis ay 1920 la fi nekk. fa daan denc ay fas. exactement ay poudrière la woon ak yu mel noonu jamono tubaab yi nekkuloon sax ay kaso dañ fa doon denc ay fas ak ay fetel ak yu mel noonu dem nag ba nga xam ne ni ñu daal di ko jël transformé ko mu nekk ay kaso mais tey waa administration pénitentiaire ñoom seen bopp ñoom nangu nañu que Rebeuss du kaso mais comme loolu moo fi am moo fi sës bon on fait pour l'instant avec. Barthélémy est-ce que ci biir kaso bi parce que yow Khalifa Sall yéen na fa nekkandoo woon est-ce que daan ngeen gisante. non kooku administration pénitentiaire dañ ñu ko bañal parce que ñoom tamit dañ leen joxoon ay ndigal. di nga fa nekk juróom-benn weer yëpp gisantewu leen. gisantewuñu te daanaka tooguñu waxtaan. mais bu jour visite amee di ngeen gisante. dama koy séen mu may séen. mais du ngeen wax. du ñu mën a wax parce que loolu kenn mayuñu ko parce que Khalifa Sall dafa am ay garde yu nga xam ne ni moom rek dañuy garder man tamit dama amoon ay garde yu nga xam ne man rek la ñuy garder donc garde yooyu ñun sax demoon nañ ba xam ne ni que suñu demee ba jéem a wax garde yooyu dañ leen di muter jël leen yóbbu leen feneen te ñooñu tamit wax dëgg yàlla. kon bu ngeen séenantee da ngeen di tàllalante loxo. dañuy tàllante loxo rek muy muñ may muñ. d'accord moom nu mu mel ci kaso bi nga ko parce que comme xam naa ni kañ nga ko mujjee gis. Khalifa maa ngi koy mujjee gis àjjuma balaa may génn ci kaso bi. waaw nu mu mel. Khalifa mi ngi sant yàlla bu baax a baax parce que début bi je dois dire que man sax dama xawoon jaaxle parce que da xam naa kaso mais après moo ma may fit ma gën a dund kaso bi parce que da ngay gis Khalifa foo ko gis lu weex lay sol foo ko gis mi ngi waxtaan mi ngi kaf mi ngi ree foo ko gis mi ngi dem sport wala mi ngi yor kurusam te même su la séenee dina la wax lu nga xam ne ni day seddal sa xol parce que du la wax mukk lu nga xam ne ni di nga ci am xel ñaar wala nga am lu la metti te saa yi bu la gisee tamit dina la xaw a kokkali ndax nga xoolaat sa bopp te bokk na ci tamit ñu nga xam ne ni dañ ma gën a may fit pour ma perte poids parce que bu ma ñëwee ci kaso bi moom mi ngi woon ci ay sport yu metti mu ne ma xoolal sa bopp nii ak sa poids bi yaa ngi mel ni jeeg bu dugg ci kaso bi ma ne quoi même tuuti man maa ngi ñëw moo tax man tamit mu jóg tamit dem ci footing bi dem ci football bi dem ci ping pong bi ak yooyu yëpp pour mën a tamit moom ci boppam tamit il a perdu du poids c'est que nag suy ñëw tribunal day waaw xam nga moom day sol ay ñetti abdou donc gars yi du ñu gis mais day football tous les jours Khalifa Sall tous les jours day football ci ngoon ci cour bi ci cour gi day football ak lan ak détenu yi ak détenu yi waaw donc mais moom kon buy football yow doo football non moom suy football man du ma football man su may football moom du football d'accord mais bés bu ne daal mu football waaw bés bu nekk day football ah attaquant la nee na moom attaquant la mi ngi dugal bii wala ah moom moo xama léegi Barthélémy léegi est-ce que doyul nag nga bàyyi dugg kaso ndax dama jàpp ni dugg kaso du lu bon forcément Mandela sax nee na kaso du yàqal nit dundam du tardeel nit te bu fekkee ni am na benn lieu boo xam ni fa la ñuy gën a mën a xalaate ci àdduna mooy kaso waaye nag kaso bis bu ne nag tout le temps est-ce que ëppul est-ce que doyul nag yow nga bàyyee dugg kaso.
waaw xam nga Cheikh Yérim Mandela moom kenn la fi te je pense que du fi amati wante dëkk ci réew ñu bëgg la noot xam nga am na ay réew yu nga xam ne ni nit ñi dañ leen di bëgg a noot ñu dem jël ji ay fetal xeex man jëluma fetal man suma làmmiñ laa yor te constitution du Sénégal moo may sañ-sañ ma wax lu may wax surtout su ma amee lu ma metti parce que lu tax ñu dugal ma ci kaso bi ay sénégalais yu bëri dañuy jaawale dañu ne parce que Barthélemy dañ ko tëj ndax outrage à magistrat dafa xas ay magistrat dafa saaga ay magistrat mais man kenn tëjuma kaso ci outrage à magistrat. discrédit porté ay décision de justice. waaw daanaka dañu ne man dama ñàkk ormal ndogalu justice mais yow justice joxe verdict Khalifa Sall ak ñu mu àndal ñoom ñu appel procureur ci boppam bu leen doon topp moom mu appel ñu fa nekkaloon état agent judiciaire de l'état ak avocat état ñoom ñëpp ñu appel daanaka ñoom ñëpp d'accord ñu ci décision de justice mais man lu ma waxoon biral ko ci tribunal man leen lu ma leen wax du ma ci dindi virgule lii du décision de justice lii ab mbiru complot la mais su ma xalaat la mën naa juum wante su ma juumoon cour de justice de la CEDEAO du wax lu ma wax parce que cour de justice de la CEDEAO moom ci boppam dafa discréditer la décision de la justice sénégalaise wax leen yéen lu ngeen daan Khalifa Sall tegu leen ko d'abord ci yoon waxuñu sax daan bi dama ne lu ngeen def da ngeen ko tegul ci yoon parce que kii respecté wu leen immunité am respecté daanaka yow mii procureur am nga lu nga wax ci dossier bi te noroo ko woon wax di expliquer lu tax lu ngeen def Khalifa Sall tegu leen ko ci yoon donc ñoom ils ont discrédité la justice sénégalaise et puis man naka lañ ma mën a tëj ci kaso ñu ne ma parce que man dama critiquer benn décision de justice mais soo demee fii université Cheikh Anta Diop première année de droit commentaire d'arrêt mais il critique les décisions de justice maintenant soo génnoon ci mbedd bi def micro trottoir critique bi du benn parce que commentaire d'arrêt dañ lay jox arrêt bi nga xool ba xam juge bi ni mu appliquer loi bi noonu la wala déet yow nag defoo loolu da ngaa wax ni magistrat yi nii lañ mel wax ko kàddu yoo xam ne dafa xaw a ñagas. non man xam nga soo gisee que kenn tëjuma kaso ci outrage à magistrat tudduma sax magistrat. waaw mais tudd nga décision bi. non dama ne xam nga décision ak magistrat bokkul. tudduma magistrat parce que magistrat pour nga tudd ko mais Cheikh Yérim foog nga tudd ko escalité nga ne procureur de la république nga ne doyen des juges nga ne président tribunal grande instance wala procureur général wala président cour d'appel tudduma benn magistrat persona intitut ne Massamba wala Mademba te buñ may àttee pour daan ma juróom benn weeru kaso bi toog naa di wax tribunal ma foog ne ni juge bi dina xam fan lay waxee mais ba tey gars yi dégguñu ma tudduma benn yoon magistrature su leen neexee ngeen dem ngeen génn vidéo yëpp j'ai parlé de la magistrature parce que man je les voyais venir xam nga nit ki soo toogee ñu lay woo téléphone ne la gaañ yi de ñu ngi sa tànk gaañ yi ñu ngi sa tànk wante gaañ yi ñoom lu ñu bëgg du mu leen ko may gaañ yi ñoom lu ñu bëgg mooy di teggi nu mu leen neexi te kenn du ŋaaŋ mais man yàlla daf ma dénk làmmiñ foog may wax. waa léegi parce que loolu laa jël comme choix. waa léegi mooy waxal askan wi. waa léegi xam nga kaso boo fa nekkee doo efficace. kooku dëgg la. ndax dañ lay jël denc la ci ay mur. dëgg la léegi nekk ci biti boo bëggee xeex bi nga war a xeex moo gën a dalum xel. te muy dëgg. te boo xoolee convocation bi ñu la convoqué ñeenti fan avant ngay génn. dafa mel dañ laa bëggoon a delloowaat ci biir wala boog ñu lay wax ni la boo génnee boo waxee wala nga defaat comme dañoo reporter sa décision bu ñu la woowaatee dañ lay dugalaat ci biir donc yooyu yëpp xam nga ko parce que politicien nga xam naa ne yooyu yëpp xam nga ko waaye léegi est-ce que mënoo cee tirer leçon li wolof yi di wax ni sëgg du tee yóbbu say woom nga tirer ci leçon pour mën a nekk ci biti pour mën a def sa politique. kooku dëgg la te d'accord naa ci. waaw
wante gis nga lu tubaab di woy épée de Damoclès mooy ñu may jëm a xoqatal mais man bokk moo ci doomu aadama ñuy xoqatal parce que man xam nga Cheikh Yérim man yàlla rek laa dund man ma delluwaat tribunal xaw ma le 7 novembre xaw ma le 14 novembre ñu ne ma Barthélémy da ngay delluwaat kaso dunduma loolu parce que tant que waxuñu ma damay dem Béthanie wala Bel-Air nañu sant yàlla rek parce que am na ñu gën a mettile wante lu ma mënul nangu man mooy juddoo ci réew dëkk ci réew di gis lu ngeen xam ne du naka su noonu may noppi loolu man kooku man loolu man su noonu ma yàlla bindee du ma ko nangu amul ay magistrat bi da lay tëj def leen lu leen neex wante bés bu jotee parce que bés dina ñëw ci bés yi bés dina ñëw bés bu jotee ba ñoom ñu ayee nañu ànd ak ngor bu toll ni suñu bos parce que ñun ñu ngi muñ ne pat kaso ubbi tëj ñu ngi ne pat ñoom seen bos su ñëwee nañu ànd ak ngor rek bu toll ni suñu